mbokk yi jërëjëf dal leen ak jàmm ci seen jotaay le point corona ci télévision Futur Média ñu am mbégte dellusiwaat ak yéen ci suñu jotaay ni ñu koy defee bés bu ne jàngat feebar bi fu mu toll ci biir réew mi gannaaw bu waa Kër Docteur defee situation bi ci kilifteefu ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr tey directeur de cabinet di porte-parole comité bi docteur Aloyse Waly Diouf moo taxaw defaat situation bi li ci feeñ nag moo dina jàngoro ji mu ngi continuer di avancer mun nañoo ne bu baax sax ci biir réew mi ndax lim bi tey toll na ci juróom benn fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ne Kër Docteur xëy nañu gis doomu jàngoro ji ci ñoom ci lim bu takk bu ñu defoon ay test ba tax na ñi des ci waa Kër Docteur te ñu leen di toppatoo toll na ci juróomi téeméeri nit bari na ndax capacité wu Sénégal ci toppatoo xeetu malade ci feebar bu ni mel li mu laaj dafa diis donte nag ñeent ñoo ci nekk ci Sowétas comme ni ñu koy waxee waaye juróom-ñetti téeméer yi nga xam ne ni doomu jàngoro feeñ na ci ñoom ba waa Kër Docteur di leen toppatoo bari na war nañoo gën a farlu ci matukaay yi ngir bañ koo wàllante bañ koo joxante ndax bi mu duggee ci biir réew mi léegi le 2 mars ñu ngi ci le 3 mai ñaari weer doomu jàngoro ji jot naa jàpp junniy nit ak téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar yàlla nag di def ñetti téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak ñaar jot na ñëw wér ba ñibbi seen kër tey nag jàngoro ji bàyyiwul fenn bàyyiwul benn diiwaan ci réew mi ni mu tëddee ba tax na nag law na te doy na jaaxle ñu yokk di fàttali ni li ciy musal nit du daraja ndax doon nañ fi tollu jamono borom poos yu di si ñoom àll jéeg ñii samay gan léeg-léeg feebar ñoo ciy gën a gaaw a mucc ndax dinañ ami moyen dem sa bitim réew feebar bi kenn talul jéggaani sax ba naan yaa ngi koy faji bitim réew ñépp a ci yem li ciy musal nit muy borom daraja muy ki nga xam ne nii amul muy ki amul sax fu mu fanaan di fanaan ci mbedd mi ku ne mën na cee musal boppam ku nekk yaay yoral sa bopp saafara bi ñu fas yéene dox ci di raxas suñuy loxo moytu biti bi ku ci am juróomi soxla ci bés bi boo ko dajalee dox ko benn yoon dem duggaat sa kër mooy li gën guddi gi moom wax nañ ni soxla yi dakk na ndax couvre-feu baa ngi fii te président de la République jël na dogal prolonger état d'urgence bi donc loolu ñu ngi ak moom ba weeru juin ci couvre-feu bi ñu xamee ko noonu dogal bu bees la démb aussi ci ñaari fan ci weeru mai nga xam ne sax ñu wax sax anniversaire ci la ñu doon xayma ñaari weer yi mu tombeel doomu jàngoro bi mu duggee ci biir réew mi waa Kër Docteur wax ni ci ndigalu kilifa yi am na loo xam ne dinañ ko yokk ci ay matukaay ngir mu gën a dëgër parce que bañuñu ci ba ñi nga xam ne nii wër nañu sax ñibbi seen kër tey dinañ leen di gën a surveiller parce que wóorul ni ñooñu mënatuñoo wàll doomu jàngoro ji beneen nit ndax lu mën a nekk la ñu yokk ci ne marché yi gannaaw nag dañoo bàyyi nit ñi ak seen coobare ak seen sago gisuñu ci ab tan faw ñu gën a seerewaat seere bi mooy marché yi li nga xam ne nii mën naa ñàkk daanu koy tëj di ay ayloo loolu tax nag ñu woote waxtaanu tey bii di am mbégte lool di fi dalal ñi nga xam ne nii woo nañ leen fi yaakaar ni yey nañu pour wax ci ndax marché yi ku ne xam na ni collectivités yi ñoo leen yilif ñoo leen ci yey ci gën a mag ci Ndakaaru boo ci dudee ñaar ñetteel ba du génn circonscription wu monsieur le maire Moussa Sy dalal jàmm Moussa maire Parcelles Assainies. jërëjëf Ablaye maa ngi lay nuyu di nuyu waa TFM yëpp di am mbégte ñëw wuyu si la ci débat bu am solo bi nga xam ne moom nga bëgg ñu waxtaan jëm ci mesure barrières yi geste barrières yi jëm ci wàllu équipement marchand yi nekk ci maire yi ci Sénégal yëpp rawatina nag ci Dakar nga xam ne épicentre la ci xeexu coronavirus di nuyu sama mag sama nijaay Serigne Alla Dieng. feggoo ci waxtaan wi sax ak Alla bi nga jàkkaarlool directeur exécutif yi nag quoi yeesal Alla dafa di dogal yi ni ñu ko waxee noonu la ñëwee commerçant yi li ci njëkk mooy ñu bari jaaxle la ñu dikkee gannaaw bu ma la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi ba pare Alla. auzu billaahi mina shaytaani rajiim maa ngi lay nuyu Abdoulaye di nuyu monsieur le maire di nuyu staffu groupe bi di nuyu téléspectateurs yëpp di seetaan fu ne ci àdduna
juumuloo sax ci invitation parce que man ak moom fekke nañu réunion bi préfet woote woon non seulement fekk nañ ko waaye ñoo dendoon daanaka sax bi ma waxee pare man la préfet jox kàddu. kon ñu yeggale ko fii. waaw bi may woo téléphone loolu nga wax da nga ne réunion bi nga doon def ak préfet eggale leen ko TFM loolu kon yow yaa am boobu exclusivité mu nekk nag mbir mu doy waar parce que commerçant moom dafa nekk ci dispositif maanaam au cœur de l' activité économique. ndax xam nga société bu nekk société boo gis rek socle bi mooy activité économique ndax mooy activité bi tax ñu am survie. waaye bu nekk commerçant nekk acteur aussi il faut ñu nekk ci gox sàngam gox boobu day am njiit muy maire bu dee à l'intérieur du pays wala muy fi man doon tey maire de Paris bari na loo xam ne bu ko fay doxal du tàggu Macron diggante moom acteur directement rawatina ñoom bi nga xam ne def nañu acte 3 de la décentralisation dafa am beneen façon daraja bu am donc gox bu nekk maire ba ak autorité administrative locale parce que moom autorité locale la mais am na autorité administrative bu fa ne bu fa nguur ga teg moom population moo ko fa teg mais am na ñoom ñaari ñooy bokkandoo di saytu moo tax keroog préfet bi wootee 1er mai la woon de mais 10h30 salle bi fees na dell te c'était pas évident parce que bisu noppalu ko la alors donc pour revenir pandémie bi moom dafa jéggi dayoo parce que dafa bette kenn foogu ko en un laps de temps mu def ravage boo xoolee fi mu jógee Chine def nii bi mu laalee Italie rek France Espagne Angleterre Italie laal tuuti Afrique sar nag États-Unis tey moo jéggi dayoo fi mu nii parce que yeneen dëkk peut-être dañ ne États-Unis kon état yu bëri dañoo nekk moo tax donc population bi day am doole mais foo xam ne nii moom bi mu doon ñëw ñu ngi foogoon ne une semaine ñu lijjanti ko wala ñu trouver vaccin bi mais tey waxatoo 200 000 waxatoo 300 000 mais 1000 morts 2000 morts ba tey bi mu mujjee xool ci benn chaîne léegi nekk tey rek 24 heures 1400 nangam bu ñu xoolee Sénégal nag ak doole yu néew yi ñu am nga xam ne pays en voie de développement la. mu am programme bu njiiti réew mi teg ñi di ko doon doxal ba yaakaar ci li ñëw nga xam ne tey ni ko yeneen réew yi mën a dékkoo Sénégal du ko mën a dékkoo noonu parce que Sénégal bokk na ci PMA pays les moyens avancés yor bor yu dul jeex nga xam ne tey dañu nekkoon ci ku laboon di war a noyyi tuuti. leneen ñëw dugalaat ñi nga xam ne non seulement laal na ñëpp mais ñim laal am na ñu am les reins solides parce que les pays développés ils peuvent s'en sortir sans problème. mais pays PMA rawatina Afrique dama naan tiers monde gépp sax mais rawatina Afrique ak Sénégal aussi difficulté yi ñu am yoo xam ne ni tey ci wàllu politique boo ko xoolee depuis régime yu wees yëpp ay nouvelle politique industrielle nouvelle politique agricole bu yàggul PSE nit ñi am yaakaar li ñëw dafay mel ne dañuy reprendre à zéro. donc ci gàttal en introduction le constat est fait maintenant au niveau des marchés. dogal bi jub na. wala ñu bàyyi dinañ ñëw léegi ci marché yi dama bëggoon ñu taxaw. parce que Moussa dafa junj loo xam ne lu am solo la. Dakar épicentre. parce que c'est vrai. voilà c'est ça. district Dakar yi gis nga ko dañ koy joxante. buñ ne tey ouest ëllëg ñu ne sud bàyyeetul fenn. yaa ngi administré collectivité boo xamante nii ci gën a mag la. vraiment ci Ndakaaru. lan mooy taxawaay bi bu weesoo li nga xam ne nii moom la comité bi. ak li président de la République wax pour ñu koy doxee lan mooy taxawaayu maire yi ak seen i équipe pour gën a jàpp ci xeex bi parce que li ñuy wax ni ci mesures yi jëm ci marché yi bëggoon songu feebar bi la daan ko mën a delluwaat ci activités yi parce que du luy mën a yàgg lan moo ci taxawaayu collectivités locales yi jërëjëf Ablaye je pense que ni comme ni ko SG waxee président Ale feebar bi mu duggee ci Sénégal 2 mars démb ñu def 2 mois ñaari weer collectivité yi man yàlla def na mën naa wax ni may première collectivité fekkee dañuy wax en terme de collectivité parce que c'est vrai que ñi indi woon feebar bi sama gox le 3 mars France lañ jóge woon couple la woon yàlla may na leen wër ba ñu génn depuis le 20 mars mais bokk naa commune bi njëkk am gan corona donc ca boobu la ñu taxawal ay comité de veille et d'alerte
ànd ceeg sous-préfet mu conseillé ñu parce que bu ñu xam ne ni aussi état d'urgence dafa amoon loi d'habilitation mais boobu ci bees bi la boobu ñun ñëpp sénégalais yi miinaguñu woon feebar bi vraiment dañ ko doon dégg rek di ko dégg France di ko dégg Italie suivre nañ ko Chine mais man bañ may woo naan ma minuit moins dañuy am benn kër bu ñuy wër benn cas suspect boo xam ne borom këram déjà testé nañ ko positif mu jaaroon Roi Baudouin dañoo bëgg wër kër gi xamuñu ko yow peut-être bu ñu la defee tegtale di nga ko xam effectivement ñu ñëw jël sama bureau minuit presque ma ànd ak ñoom yóbbu leen ci kër ga parce que xamoon naa ko déjà sama quartier la woon mais boobu ak léegi am na ñaari weer mais boobu ba ñu taxawalee comité de veille bi ak tey mag sama naataangoo maire yëpp ci Sénégal même régions yi 3 régions yi nga xam ne sax corona duggagu fa parce que fukk ak benn yi dugg na fa déjà dugg na ci ay junni ay communes yi am Sénégal yu bëree dem na fa Dakar nag fii la raay bi téene ñun ñëpp taxaw nañu vraiment geste barrière yi ministre bi wax orientation yi Abdoulaye Diouf Sarr joxe gouvernement bi joxe ko gënu ci sonn maire yi doxawal nañu ay points de lavage man taxaw naa ci juróom-ñeent fukk yoo xam ne marché yi ñoo ci jiitu dañuy raxasu poste de santé yëpp équipé nañ leen aussi raxasukaay mais aussi teg nañ fa ay thermoflash pour ñuy xool maladie waaye aussi fexe nañu def campagne de désinfection saupoudré nañu mbedd yi marché yi tous les lieux publics même privés sociétés privées yi nga xam ne ñu ngi ci biir communes yi def nañ ko yooyu yëpp seet nañ ko communes yëpp def nañ ko ci département yi presque yi nekk Sénégal maintenant ba fu ñuy toll nii identité remarquable yi Croix-Rouge relais communautaire ñoom ñëpp bàjjenu gox mettre nañ leen en contribution wàcc nañ ci terrain bi seeti nañ nit ñi wax nañu ak ñoom boobu amaguñu woon sérieusement 500 cas ay 100 cas la ñu amoon. mais teg nañu léegi ñaari weer ñu ngi ci 1182 cas. donc loolu day wane ni jàngoro bi sans compter nag juróomi junni nit ñoo xam ne téye nañ leen. tënk leen. waaw di tudde leen ay cas personne contact. ñoo xam ne suba ci test yi génne comme ni ñuy testé léegi bari na. mun nañu ñoom ñëpp yor jàngoro bi donc gëm naa ni mesure bi ñëw ni bees bettuñu. parce que ñun ñëpp gis nañ ni effort yi ñu doon def malgré effort yi ñu doon def yu gouvernement bi digle di ko def ñun ñu topp ci ginnaawam di ko def suba ngoon guddeeg bëccëg ba couvre-feu jot mais gis nañ ni mbir mi cas yi mi ngi yokk. donc jàpp naa ni mesure bi ñëw ni bett ñu ñun en tant que collectivité mais vraiment dañuy encourager waat collectivité yi ñu redoubler d'effort sunu naataangoo yëpp ñu gën a yokkaat pas-pas. parce que mbir mi nag bu ñu caaxaanul dinañ ci am mbetteel donc wala làmbaay dina ñaaw donc moo tax gëm naa ni am na lu ñu def mais des na nañu gën a yokk pas-pas bi nañu gën a yokk taxawaay bi geste barrière yi ñu gën koo renouveler mais surtout ñu téye nit ñi ñu toog seen kër. Moussa dinañ ñëwaat léegi ci mesures yi. dafa mel ni ñun ñi fii juumuñu ci idée bi ñu amoon ci xeex bi dana dem. ci communautaire yi li tax ma wax ko mooy def naa jotaay bi invité bi fi njëkk a ñëw. ci bi ñu koy sos sa collègue Abdou Khadre Ndiaye la maire de Gaïa. nekk vice-président aussi. AMS c'est vrai. président AMS ñëw na fi tamit. ci jotaay relais communautaire yooyu nga tudd ñëw nañu fi. bàkk nañ sax seen bopp ne ñoom bàjjanu gox yi ak seen président Ndeye Fatou Diallo ak Denis Soxna bu Waxinaan. bàkk nañ fi ne ñoom comme dugaluñu leen woon waaye dugg nañu. xajuñu ci coronavirus waaye mel na ni ba léegi. say boobu ñu def. mënaguñ ci dara Moussa. sa gox. vraiment boo génnee. yow yaa fi teew moo tax ma lay jëbal laaj bi mais peut-être loolu moo nekk fépp léeg-léeg da nga naan nit ñi dunduñu feebar bi en dépit de mesures yi ñu jël couvre-feu bi état d'urgence bi mbedd mi ba léegi mu nga mel na mu daan mel masque yi xëy na tàmbali nañ ko wax dëgg fa yàlla mu ngi jéem a law mais mel na ni que nit ñi dese nañoo dund feebar bi quand même absolument lu nga wax dëgg la ñun ñëpp moom lañ def constat gis nañ ni nit ñi ba léegi ñu ngi daandante ñu ngi grand place ñii ñu ngi bolot ñii ñu ngi lido ci ay mbedd ay grand place nanguwuñ toog seen kër am na ñoo xam ne amuñu dara yitte benn mbedd bi ñu ngi ci mbedd mi loolu c'est un constat c'est un fait marché yi nag moo ci raw parce que aussi buñ ko waxee vraiment boo demee Colways ñëpp xam nañ Col su Colobane boo demee marché Dior fi nga xam ne man fa laa nekk fa laay tàmbalee sax boo demee marché Tilène c'est vrai que dinañu raxasu sol nañu ay masques 9 sur 10 personnes am na cas sax waaye taxul. nit ñi am ci tiit saalit ci absolument loolu yëpp vraiment c'est des faits sénégalais moo toll foofu moo tax gëm naa ni il faut que ñu am rigueur c'est-à-dire que ñu am rigueur jël matuwaay c'est-à-dire que dinañ toll foo xam ne doo xool nit ñi li ñuy xalaat da ngay xool li arrangé réew mi si wàllu sécurité nationale nga jëfal ko maintenant dina metti mu metti nag ci nit ñi
wala si ñenn ñi nga xam ne jàpp naa ni sax duñu majorité bi mais gëm nañ ni ñoom noonu la ñuy doxalee parce que am na bu ñuy dox si mbedd ba léegi nga leen solal masque ñun la gëwuma ko am na ñu la koy wax. mais bu police sori woon bu police jege woon duñu wax loolu mais comme que police sori na mën nañu wax loolu te doo mën a xeex ak ñoom ci mbedd mi mais gëm naa ni il faut ñu appliquer yeneen ñu jël yeneen jumtukaay yeneen taxawaay yoo xam ne yu tàng lay doon benn yoon ñu am jàmm moo gën ñuy masla di jiital ay yenn concept yoo xam ne taxawul fii ci Ndakaaru gëwuma ni nit dina fi xiif ba dee gëwuma ko mënuma xalaat loolu sax parce que rawatina ñu nekk ci weeru koor il faut ñu jël ay mesures drastiques yu tàng yoo xam ne ñenn ñi nga xam ne nanguwuñu toog seen kër ñu forcé la ñu toog seen kër defe naa bu ñu ci yeggee li ma wax ni nag moo am fépp quartier yu bari boo ci demee ñi ñaa ngi ci mbedd bi ñi ñaa ngi grand place ñii ñi ngi bëloot ñii ñi ngi waxtaan ñii ñi ngi dande toog vraiment di laalante am na ñoo xam ne dañuy nuyoo ba léegi vraiment yooyu ay ñu naqarlu la mais moo am ci collectivité yu bari naam nag raxasu bi moom gagné nañ ci ay pas yu bari masque bi comme ni ma ko waxee man taxaw naa ci mbedd bi compter nit ñi benn nit sur 9 personnes sur 10 personnes marché yi ñiy jënd ñiy jaay ñëpp presque ñu ngi sol masque donc waaye loolu doyut taxul jàngoro bi mi ngi yokk ñun ñaa ngi wàllante donc je pense que ni war nañu jël yeneen mesures yu drastique yu tàng mu saf si ñëpp nag ñëpp yëg ko feebar bi jeex ñu delluwaat ci li ñu nekkoon moo gën ñu nekk fii di masla di raayal affaire bi ba affaire bi law ba ëpp ñu loxo te médecins yi wax nañ ko nee nañu ñoom bu ëppee loxo mënuñu si dara. assuré wuñu kenn dinañu mën sauver ñun yàlla nag moo yor bakkan c'est vrai ñun ñi sax loolu la ñuy jiital dëgg nañu. am na ñun ñaa ngi dee turul corona c'est vrai li dee ci boo compté ci weer bi li yàlla suñu borom moom ci ay doomu aadama fekk seen bés jeex na. seen dund jeex na moo ëpp fuuf ñuy dee ci corona mais taxul contexte bi ak feebar bi du benn am na foo xam ne bu ñu fa yeggee jaakaar naa ni ci lu kër la ñuy dem jëli maladie wala ñu yàlla seen borom moom di leen yóbbu ci morgue bi te loolu nag mën nañ ci bañ a yegg fekkee ni nangu nañu mën nañ takk suñu biir mën nañ def violence suñu bopp fexe ba lu ñu digle ñu def ko mooy surtout toog ci biir kër yi moytu mbedd mi parce que virus bi si mbedd bi rek lañ koy foree soo xoolee cas yëpp ñu lay jox ku ko am rek si mbedd bi nga ko jëlee wala man ma jëlee ko ci mbedd bi yóbbu ko ci kër gi ma jëlee ko ci marché bi yóbbu ko ci kër gi ma jëlee ko ci kër gi yóbbu ko ci marché ba et cetera ci service yi et cetera et cetera ñu sonal doomu aadama yi te loolu yëpp bëri tànk la am naa benn cas boo xam ne ci marché la kooku buñ ko laajtee dem na fu bari fanaan na fu bari donc loolu day wane ni rek li ñuy wax moo am mooy bu ngeen ñi toogee feebar bi toog. bis bi doxul. amul tànk. fu mu dem dañ ko faa yóbbu. àlla waaye nag waaye yàpp bi dafa mel ni est-ce que da ngeen ko jàppee ni ci yéen la dal. parce que aussi defe naa li ciy dëgg mooy. du ci commerçant yi la ñu ko teg. waaye dañuy yaakaar ni seen activité bi ngeen di def. moo am activité wu jokkalante. ba tax na fa lay xewee dañuy faral di wax sax ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp pour wane ni rek image yu marché ni mu mel. ñëpp a fay daje te xëy na matukaay yi nga xam ne moom lañ bëgg àlla. mënul matee ci marché bi wax ñëpp nañ sol masque wax ñëpp bu leen jegante constat la suñu marché yi est-ce que adapté na pour geste barrière. d'abord li yóbbu nit ci grand place du loolu mooy yóbbu nit ci marché dafa am lu ñuy wax combat pour la survie ñu bëri ñi nga xam ne dañuy xëy di jaay am na commerçant yi yàlla may daraja yoo xam ne ni mën nañoo toog ñetti weer ñeenti weer at bu ñu liggéeyul sax duñu am problème seen njaboot du am problème waaye am na ñoo xam ne nii bu ñu xëyee ubbi maanaam dañuy bëgg yàkkamte jaay sax balaa 10 heures ñu yóbbante dépense. xam ne bu ñuy xëy ci place bi dañuy yor dara wala lañ yoroon démb def nañ xëy nañ def ko marchandise. parce que secret commerçant moom c'est très simple. bu yoree xaalis du am jàmm du def ko marchandise. mais bu yoree marchandise aussi du am jàmm du soppi ko xaalis. donc lii bénéfice mooy lii ruus ci diggante bi. alors da ngay ubbi sa place di liggéey ngir faj soxla bu jàmp wala nga yendoo liggéey bu ngoonee comme sa stock wàññiku na la nga yore kus néew ngay mën a renouveler stock bi waaye dese ci lu yóbbu sa njaboot. maintenant la position du commerçant le rôle du commerçant dans la société. inévitable incontournable lañ ko mën a waxuma c'est-à-dire ki nga xam ne mi ngi jaay su duggee ci place am duggee ci marché bi ñoom njëkk a taqalool ñoom njëkk a nekk en contact mooy ñuy jaayandoo ak moom. en attendant nag muy bi place am nag di xaar kuy jënd si bu dee sama mbokk Bawol yi bu ñu xëyee ba toog li ñu njëkk a def mooy ubbi seen alxuraan kaamil di jàng wala jàng xasida di xaar client ñëw
effectivement ñun ci conseil yi leen di jox ñu ngi leen wax sax ni parce que ñun ñoo njëkk a def communiqué par rapport au luuma parce que ñun bi ñu yëgee luuma dañ koy kii rek xam nañ effet néfaste impact négatif bi nar ci population bi mais dañu envoyé ak communiqué ci presse bi wax ne luuma bu nekk autorité administrative ba fa nekk préfet wala sous préfet su dogalee rek ànd leen ci parce que métti na ci yéen métti na seen activité mais seen njëriñ lañ ci jublu te luuma mooy lan marché hebdomadaire boo xam ne nii tey dama yor sama nag ñëw jaay si ko xaalis bi ma jënd ci ceeb yóbbu mën naa cee fay bor bu ma yore woon kii yor fukki ganaaram ñëw jaay nga xam ne luuma tey sax mënoon naa bañ a xaalis sax mënoon naa bañ a am ñu toog très bien tellement que booy ñëw di yor li nga yore yaakaar nga ko jox nit waaye am na loo fa war a jëlee delloowaat te loolu man Sagata Gueye laa juddu département Kébémer seen luuma mercredi la bu fekk naa boobu xale bu ndaw laa boobaak léegi mais effet économique yi muy def hebdomadairement ci population bi koo yoreel bor sax mën la xaaral àll ba koo siqal koo séntu ci moom dara mu dimbala ngeen xaaral àll ba tellement que dafa am de la même manière nag bu ñu defee transvasion en ville nga xam ne ça concerne maintenant directement les maires comme les marchés kii mais c'est la même chose marché nit ñi parcelle lañ dëkk ñi jaay Tilène wala HLM wala Sandaga lu jublu parcelle lañ dëkk dañuy xëy yandu si jaay am aslëf xool sa stock gaaw xëy renouveler la ca des nga jëm ci dund. léegi calculer nag non seulement dañu xëy mooy dernière décision mooy avant dernière décision dañuy xëy ne léegi telle heure ngeen di ubbi telle heure ngeen di wàcc loolu c'est kon am na bu njëkk sax lii xew ñu wax ko du am problème mais dañ ko tàmmul tàmm nag laago la c'est seconde nature. mais lii ñu ci yokk barki dem ba Moussa mooy sama témoin bu may jëlee kàddu wax naa ne préfet lii bu ñu ko accepté aussi dañu ñàkk pexe rek mais billaahi métti na ci nit ñi parce que commerce dafa am maanaam société. nu muy doxee ñu wax sax mesures yi. parce que baax na aussi ñu wax ko. waaw très bien et puis sax xaaral ma eggal sax. parce que man sax am na ñu ma woo téléphone di laaj naan boutique yi ci quartier bokkuñ ci. donc marché la ñu wax mais boutique yi bokkuñ ci. même bu dee grande surface aussi am nay mesures. ñun d'accord ñu sax ñu ubbi ñoom ñun d'accord ñu buñ tëjee ñi dañoo tëj man loolu moom wax naa ko ci kanam préfet mais lay bi li ma wax mooy def koy yóbbu parce que foofu yaa ngi koy yóbbu ci concurrence mais non mais la santé avant tout attention mais d'accord mais xam nga grande surface bu ñuy waxal yàlla rek waaw tey ci contexte bi grande surface moo gën a adapté mais bien sûr pour business mais loolu wax nañ donc loolu xam nga lu ñu war a encourager loolu mënoo kii pour ñu tëj ko gis nga loolu nag Ablaye que ñu nangu que ñu bañ ko nangu def na frustration ci commerçant yi parce que bu ñu nee 2 heures 3 heures na tëj sax 20 heures kii par fële ñi ngi rang di dugg mais pourquoi dañu rang na dugg ci marché c'est-à-dire man d'accord naa ne espace bi baraf sànga baraf du mu tudd tour mais espace yi am man bëri dem rek laa fa jógee espace yi am mënut am ci boutique yi mais nit ñaa ngi rang ku ñëw ñu defal la kii mais ci biir nit ñi il faut ñu romante espacement bu ay 1 mètre yooyu du fa am ci biir de parce que dañu romante ci biir rayon yi mais dama bëgg a expliquer ne d'abord mesure bi département Dakar la concerné. Probablement avec l'attention du maire je pense que mën na nekk phase test pour ñu mën a yokk parce que il y a la région. La région c'est les 4 départements. parce que aussi situation Dakar bi moo ko commandé. très bien c'est parce que épicentre bien sûr moom ni mu fi mel. ñaan yàlla muy law ba muy bañ a law ba egg ci ñoom. parce que balaa muy jóge ci ñun ñi na jeex. loolu mooy suñu yéene. malheureusement. gis nga li xew ci li ñu doon moytu ci boutique yi koñ yi këpp na ci boulangerie gis nga rang yi fa nekk nii mais bombe à retardement la te sama bureau fi nekk su am na boulangerie mais soo wàccee sama yaram day daw mais duñu respecté wuñ dara maanaam jot mburu ñibbi daf koy fi faaleen mooy seen priorité que fàtte seen bopp même nag liñ mujj juboo ak préfet liñ mujj juboo ak préfet mais surtout ñi jaay produit alimentaire jën ak yàpp nga xam c'est périssable que agent mairie yi wàccandoo ak d'autres forces de l'ordre ak ay bénévoles ñuy fekk nit ñi di leen soññi dañ takk masque nañu raxasu nañu sorente organiser ko nit ñi ko jënd gaaw génn ñeneen ñu remplacer loolu moo mujj solution ak loo xam ne peut-être naa ko mujjee mooy dañuy séntu ci état bi mu jàppale commerçants yi parce que c'est prévu nii mu def ay gestes à l'endroit des transporteurs li war ñi ngi ci pour ñoom ñu defal commerçant yi. waxtaan ngeen ci ak seen ministre. waaw waxtaan nañ ci waaye gis naa document bu ma lire tey boo xam ne diggante
état bi ak APBES mooy l'association des professionnels de banque et d'établissement financier bi ma ko lire ba eggal gisuma ñu tudd ci économie informelle te loolu nag suñ combat la suñ combat la. gis nga Moussa. Ablaye waaw ci wàllu marché yi bon je pense que ñun ak préfet waxtaan nañu ak organisation commerçante yi. UNACOIS yëpp ñu ngi fa woon. association des consommateurs président Momar Ndao mi ngi fa woon. délégué de marché yi ñu ngi fa woon donc les 4 arrondissements ñu ngi fa woon donc représenté suñuy collègues maires donc constat lañ def tey feebar bi. suñu waxee dëgg Dakar fii la raay bi teenee Dakar sud moo jiitu Dakar sud tey mooy Sandaga mooy Kermel mooy Tilène mooy marché Gueule Tapée. donc commerce bi ñëpp xam nañ ni si fànn yooyu dafa dox ensuite bëri na ay nit te quartier aussi quartier populaire ñoo fa nekk bu ci toppee peut-être da ngay dem Touba boo génnee Touba da ngay ñëw Dakar Ouest tey mooy Yoff mooy Ouakam mooy Almadies ñooñu Mermoz Sacré-Cœur ñooñu ñooy Dakar Ouest ñoo ci topp. Dakar Nord bi ma bokk mooy arrondissement des Parcelles mooy Grand Yoff Parcelles Assainies Cambérène Grand Médine après Dakar centre doog a ñëw muy ay HLM ay Gaspard Camara ay Dieuppeul Derklé Sicap Liberté donc jàpp nañ ni feebar bi fu mu toll nii Dakar sud vraiment jàngoro bi nu mu fa mel diggante Médina Gueule Tapée ak quartier yu ko wër Plateau bari na wàllante bi bari na boo demee ci 5200 personnes juróomi junni nit ñu téye tey ñu ëpp ñu bëri fa lañ jógee te ñu bëri aussi ñu ngi ci commerce bi ñu ciy yëngu. loolu statistiques yi échange yi ñuy def ak ministère bi ak direction de la santé chaque mois ak chaque semaine suñu médecin chef yi dañu ñëwaat dañu indil information ñun maire yi dañuy jox information yi fa lañ koy jëlee boo jëlee Dakar Ouest aussi chaque jour saa yu kii bi génnee di nga dégg zone boobu si communes yooyu am nañu bu dul Wakaam Yoff la bu dul Yoff Almadies la et cetera donc foofu aussi jàngoro bi mi ngi fay dox boo jëlee ñun aussi Parcelles Assainies ñun ñu ngi woon ci fukki cas ak juróom-ñett yàggul semaine bi ñu génn ni am ci benn décès donc war nañu aussi gox bi am na ko mi ngi dox ci dox bi Patte d'Oie ak Grand bi gis ngeen fan yi ñoo jël relais bi donc am na fa mi ngi fay dox boo xoolee aussi marché yi gën a rëy ci Ndakaaru boo jëlee ginnaaw yi ma la wax noonu Sandaga Tilène Gueule Tapée Colobane Grand Yoff moo ci topp Castor tëj nañ ko pour une semaine ci moom si centre bi la bokk waaye Parcelles aussi boo ñëwee am nañu juróom-benn marché ñaari gën a mag fa la nekk muy marché 17 ak marché Dior donc bu ñu xoolee tëj ñu marché yi de manière unilatérale mais may nañ leen pour que ñu mën a wàññi fréquence bi c'est-à-dire que ñun ñëpp bañ a dajandoo marché moo tax ñu ne képp ku jaay lekk alimentation ubbil altine tëj talaata ubbi alarba tëj alxamis ubbi ajjuma samedi dimanche ñu tëj marché Ndakaaru yëpp ñu pompé ñu bale ñu pompé ñun tàmbali nañ ko depuis démb tëj nañu ñaari marché 14 ak marché 11 bale pompé ko démb bale ko tey ak UCG ba mu set suba bu fa commerçant yi xëyee dinañ am féex ñoom dinañu mën nekk foofu ci marché bi dina yaatu parce que ñenn ñi dañuy tëj ñenn ñi ubbi donc mais loolu sacrifice bi pour xeex jàngoro bi moo ko laaj c'est-à-dire que bañu nit ñi dem marché na nit ñi dem marché comme ni ñu doon demee marché nañu respecté gestes barrières yi nañu yóbbu seen masque dañuy raxasu bu ñu dugg ci marché bi ñu génnee nañu raxasu waaye dina tax kuy jaay lekk marché bi féex su boobaa dinañ mën organiser sax rang ci biir marché bi parce que couloir yu bari dina libre parce que ñuy jaay tissu ñuy jaay ñuy defar ay portable ñeneen ñi def commerce bi nga xam ne yëpp c'est pas un commerce essentiel par rapport à l'alimentation ñooñu dinañ tëj seen couloir yi seen mbedd yi ñiy jënd si ndugg ñooñu dinañ fa mën a utiliser ensuite dinañ mën contrôler marché bi bu ñu neexee sax su boobaa li nga xam ne mosaguñ ko def ci marché mën nañ ko def mooy yóbbu ay thermoflash ci marché yi di jël température yi ñuy jënd si ah Moussa est-ce que yomb na ci marché yi sax léegi lay identifier ki nga xam ne nii lekk rek lay jaay aw est-ce que amul fi magasin yoo xam ne lépp a nga ca biir. waaw am na mais bëriwul tamit mais bëriwul c'est-à-dire que xam nga marché yi moom fréquence de rassemblement bi gën a bëri à part Colobane bi ma xam ci Ndakaaru Colways yeneen marché yëpp boo xoolee 6 heures du matin 6h30 7h jëm 14h la fréquence bi di gën a bëri parce que ñëpp ci la ñuy ñëw ndugg te aal yi dafa xat
ñu si gën a bëri respecté wu ñu normes yi am na ñoo xam ne ay promoteurs ñoo ko tabax ça n'a pas respecté les normes loolu mooy wax dëgg bi ah. donc yaatuwul ensuite non seulement excroissance yi am na ñoo xam ne sax dañuy dogaale. dañuy tuddee dogaale c'est-à-dire que dañuy am seen place bàyyi seen place préféré dem ko clients yi fële teg fële benn table. di la dogaale fële nga ñëw ñu mën jënd parce que am na ñoo xam ne aussi yooyu aussi dama leen koy tooñee toujours yàq gëm yàlla parce que yàlla moom su yeewoo dina la bind wërsëg sa géej bi kenn mënul tere nit ñëw taxaw sa buntu place jënd. mais ñu bëri dañuy dogaale moo tax ñun sax suñu mbedd parcelles yi dañuy chaque jour presque 2 jours di nga def 1200 ba 1300 kilos de poisson et de légumes yooyu ramasser mbedd yi yóbbu ko prison parce que dafa am ñoo xam ne nangootuñu dem jaay marché ci koñ yi la ñuy dem di dogaale commerçant yi di dogaale jëndkat yi pour teg fa ay marché ñun loolu jël nañu arrêté ba bañ ko ñu ngi ramasse ñu bëree bëri boo demee prison Forbé ak prison Liberté 6 dinañ la ne mairie passé lu mu fi indi ci ndugg ak jën kenn mun la ko nag soo ñëwee mun maa ngi décharge yëpp ci 3 mois def naa fi presque 8000 kilos de poisson yu ma ramasse si mbedd yóbbu ko prison parce que pour ñun jaadu. nit ñi di improviser rek. di improviser ay table la ci buntu kër yi di ko jaay sans norme d'hygiène te loolu aussi mën na indi jàngoro te tey lañ ci gën a taxaw nag suba dinañ ci taxawaat dinañ waraat quartier yëpp ku ñu fekk ngay laal ci mbedd yi di jaay dinañ la ramasse parce que pour ñun marché jaay jënd jaay ndugg jaay jën jaay ndawal marché lañ koy defee. waaw parce que foofu laa bëggoon ñëw aussi bu ñu nee nit ñi alimentaire bi dafa tëj tey. nga nar a gis koo xam ne nii bu vidéo la nekk ci magasin waaye jël na lu bari lal tablam ci buntu këram ci jour bi nga xam ne nii marché bi dafa tëj ci wàllu alimentaire mu bëgg a jaay improviser. mais waruñu ko nangu Ablaye waruñu ko nangu. parce que bu fekkee dañoo tëj marché yi ba pare loolu am. peut-être que absolument parce que bu ñu ko naree def aussi jàngoro bi day gën a continuer. parce que constat bi ñu def mooy sacrifice la ñu wax nañu jël bu ñu gisee Dakar centre Dakar sud du moins Dakar nord Dakar ouest. feebar bi nu mu fii lawee nu mu gaawee rapidité bi. dañoo yaakaar ni bu ñu defee lii fii ak ñetti ay bés la fii ak ñuy julli Korité incha allah yaakaar nañ ni lii dinañ ci génn dina changer kii bi wàcc ñu atteindre pic bi feebar bi wàññeeku nit ñi delluwaat ci lañ nekkoon commerçant yi parce que même jamono ji ñuy wax ni bu ñu ko waxantee yàlla rek ñoom jaay bi ñu war a jaay sérieusement jaayuñu ko. gisatuñu nit ñi comme ni ñu ko waroon gis mais du tere nag ci wàllu ndugg bi. ci wàllu alimentation bi ñu féexal marché yi loolu lañ ci wut objectif premier bi mooy marché yi féex ñii di ñëw tey ñii di ñëw suba fii ak ñetti ay bés yàlla dimbali ñu atteindre objectif boobu ba mën a dajawaat ñu nag association yi ak délégué de marché yi pour ñu mën a ne lii kat jur na saafara léegi mën nañ delluwaat ci li ñu nekkoon. maintenant loolu vraiment mooy objectif bi ñu jàpp ni defar ak xeex jàngoro parce que dama ne affaire bi dafa laaj sacrifice c'est-à-dire que il faut ñu xool lu ñu war a def léegi mu metti ci ñëpp saf ci ñëpp. jàngoro bi arrêté. ñu dellu ci lañ nekkoon mënuñu ko def non seulement day jéggi dayoo waaye benn commerçant parce que am na marché yoo xam ne tey boo xëyee ne leen corona bi mi ngi ci marché bi marché boobu kenn doo fa xëy. ñëpp a koy daw. te loolu baaxul ci commerçant yi te commerçant yi ci ay kër lañ dëkk suñuy ay waajur lañu suñu ay mag lañu ñii suñuy soxna lañu ñii suñuy rakk lañ donc lu leen aar aussi dañ ci war a taxaw donc loolu moo tax ñu leen di ñaan ñu am compréhension ci mbir mi évaluation la constat la Dakar la feebar bi nekk fii lay doxee sorewul marché yi am nañu ci bokk am nañu ci bokkul waaye dañu fexe aar leen parce que bu yaatoo foofu ba law foofu maara day taal benn marché dootul ubbi su boobaa nag ci lay gën a garaaw. Allah mise en œuvre bi naka lay doon dégg naa dem commerçant yi wax ni samedi dimanche moo nekkoon seen i journée ci la nit ñi daan ñëw ci li nga xam ne ñoom loolu la ñuy jaay ñeneen ñi di wax ni bésu alxamis moo gënoon a dox ci marché bi bu ñu ko tëjloo mise en œuvre bi naka la ñuy def parce que dogal la moo fi nekk. oui li ci gën a métti kay mooy samedi ak dimanche di week-end bi parce que am na sax consommateurs yoo xam week-end bi la ñaan jóg di jëndi am na aussi commerçant yu noppaliku yu liggéey samedi mais noppaliku dimanche mais ñaari fan yi tegaloo uniquement pour raxas marché aussi mën nañ ko wàññi mais je prends à témoin monsieur le maire je crois que loolu mooy dernière décision bi man je crois que est-ce que sax d'accord nañ ci loolu. mais est-ce que am nga dégg-dégg ci. waaw ñu jël mesure yi nga xam ne nii moo war. mu dëgër. ñu def ko daan feebar génn ci. dellu ca la ñu nekkoon mais su wóoroon parce que tey actuellement xam nga ñaari biir dafa am su wóoroon ne feebar bi 1 mois moo ci des ñu wóoroon ne 1 mois moo ci des koo sacrifier day tenir compte day réaménager ak dundam sax en fonction deadline bi xam nga mais da nga xamul kañ lay jeex. la preuve xaaral ma explique la preuve même ubbite école gii balaa xam nga le 2 mai lañ jàppoon mais am na date bi ñu jàppoon bu ko jiitu léegi yóbbu nañ ko 2 juin état d'urgence bi renforce nañ ko dëgg xam kañ lay jeex ça c'est un. deuxièmement démb communication bi man fi sama xel dara rek mooy fi ñu fàttalee ne am na lu état bi nar a jàppale jaaykat yi man
ma wax préfet ma ne suñu communiqué nañ wane ne état bi am na lu mu nar a jàppale commerçant te ça c'est prévu parce que non seulement il y a les 1000 milliards pour payer presse bi. pour presse donc programme de résilience économique. Voilà, mais les 200 milliards ça concerne une ligne, c'est une ligne de crédit pour les PME PMI y compris les petites et moyennes entreprises donc les PME PMI am na beneen 100 milliards boo xam ne dañuy wax ni c'est pour l'hôtellerie, le tourisme, l'agriculture, rarement ñu tudd commerce man yokk naa ko ci parce que am na lu may bind loo xam ne dama leen bu leen fàtte na commerce daf ci war a bokk mooy les secteurs les plus affectés. mais boo bëggee ñu tudd ko c'est-à-dire dimbali parce que seen ministre yi defe naa ministre du commerce jaar na fi difficulté bi mooy secteur bi ngay tudd secteur informel pour natt ko xayma ko ne ko dimbalee naa la lii te muy secteur boo xam ne presque secteur fantôme la ci wàllu administratif loolu moo jafe àll xanaa bu ñu jógee ci lii aussi formaliser informel boobu la waaw d'ailleurs secteur informel amul économie informelle waaw très bien non dama lay expliquer pour question sémantique parce que c'est très important boo gisee may préciser loolu may ma une minute rek depuis 20 ans BIT waxatul secteur informel économie informelle lay wax mais ensuite informel du secteur informel attitude la nu ñu ko waxee état d'esprit la comportement voilà pratique gis nga secteur boo mën di jël rek boulangerie pêche distribution coiffure n'importe quel secteur d'activité rek am na pratique formelle ak pratique informelle léegi nag suñu revenir ñëw naqare naa di identifier waaye ak organisation yi leen ëmb def nañ ci ay jéego yoo xam ne ni matul daanu daju suuf matul waaye tey suñu carte de membre yi président moo koy signé mais man naa koy defar soo ma indil registre de commerce du ma la defaral NINEA sax c'est l'État parce que NINEA c'est l'attribution du ministère des Finances pour identifier la c'est l'État mais le registre de commerce n'est pas délivré par un ministère c'est le tribunal qui délivre le registre de commerce donc moo lay jox droit nga jënd ka jaay donc dama koy exiger ak leneen naa ko exiger pour dire que formalisation bi enclenché wu na yeex na nag am na aussi ñu bëggul génn parce que da ngay formaliser wu ba eggal dem dajeeg ay difficultés yoo xam ne ni état bi la koy teg samp la lii laaj la lii mais l'ambition est là les structures comme ñun aussi ñu ngi fi pour encadrer am na état aussi structure yu mu teg pour encadrer mais ça reste maintenant bis bu ñu demee ba ne am na nu ñu jàppale ñun am na nu ñu organiser noo xam ne parce que ci laay jeexal sax man jot naa benn document bu jógee ministère Amadou Hott c'est l'économie du plan et de la coopération questionnaire 5 pages la il y a 25 questions mais boo ko remplir ba mu jeex ku ko tiim ku expert bu ko tiim rek dana la identifier xam la sa activité lu parce que premièrement boo waxee noo tudd noo sant sa numéro registre de commerce sa NINEA kañ nga créé sa entreprise fan la nekk ci Sénégal ñaata emploi la créé ndax yaa ngi fay IPRES caisse sécurité sociale sa chiffre d'affaires annuel nangam la bala laaj la sax noo bëggee état bi jàppale la lépp mi ngi ci biir questionnaire yi noo bëggee état bi jàppale la ndax fekkoon nga am bor banque état intervenir pour ñu allonger ko mi ngi ci extrait question yooyu soo ko répondre ba jox ko nit état bi mën na ci sukkandiku pour jàppale la te loolu la ñu waxagu nag ministre bi xaw ma nag exécution bi nu muy demee mais loolu la ñu waxagu nag ministre maintenant pour les marchés na ma ko waxee ñàkk pexe amuñu beneen pexe waaye dañaa ñàkk pexe la mais au-delà bénéfice pécuniaire yi ngay am par jour par mois par semaine la santé avant tout te ku ne xam ne aussi ñun yéene nañu suñu bopp wér-gu-yaram mais noonu la ñu yéenee clients yi ñëw di jënd suñu ñun wér-gu-yaram noonu la ñu yéene suñu partenaire wér-gu-yaram banques yi jël nañu ay mesures draconiennes mais les banques yi ak les structures yi am doole ak les entreprises yi am doole dafa wuteeg économie de survie balaa muy nekk économie de développement informel économie de survie la d'abord. marché yi nga xam ne la fa ëpp doole. wala boog ña fa fës. gis leen mooy ambulant yi. waaw. ambulant yi te gis nga ni impacté boo xam ne xëy na bu ñuy wax sax yéen commerçant yu mag yi sax bu ñuy wax seen relation ak état bi ci force Covid bi ñoom dañoo gisul seen bopp fenn sax ci yëf yi. naka la te ñooñu am na ci ñoo xam ne tey. ubbiloon leen yoon parce que waxal nañ ko seen bopp fii ubbiloon leen yoon. ñu dellu ci kaw ga ca dëkk ba. moo leen gënal ñu toog fii ci Ndakaaru. amatuñu sax luñ fayee luyaas. liggéeyatuñu delluwuñu. waaw léegi nag ñooñu sóoraale nañ leen ci liñ man parce que buñ ñëwee mën nañu régler seen problème yëpp dañuy wax lu ñu xamul man ambulant dama ko respecté parce que def naa ambulant te boo fekk na ma am baccalauréat ba pare mais Gambie laa ko defuma ko Sénégal mais c'est l'école c'est l'apprentissage du commerce ci ngay xame lu bari
daj coono aussi mooy tax aussi loo ci gagné doo ko yàq. parce que fi nga jaar ba jot ci koo gis mu yàqaas rek na mu ko gagné dafa yomb. alors ñun mënuñu jël suñu engagé suñu responsabilité daal ne ñun mën nañu régler problème ambulant yi non mais mën nañ leen a encadré ci ñu formaliser wu. comme mën nañ leen a orienté ci nu leen état mën a jàppale parce que état aussi du jàppale ku mu xamut banque du lebal ku mu wóolul. waaw xam nga informel boobu laa doon wax. waaw xam nga ne état du jàppale ku mu xamut état du jàppale ku mu xamut banque du lebal ku mu wóolul. mais ñooñu seen mbooloo lañu. am nañ ci pour dire la vérité am nañ ci ñëpp duñu suñu membre mais am nañ ci mais xeebuñu leen parce que ku ci ñëw man boog en tout cas soo ñëwee sama biir li ma la ñu wax dama naan la loo ama course néew demal formaliser wu amal sa registre de commerce moo la xam nga est-ce que tu sais que kuy dawal oto te amuloo permis yaa ngi def infraction kuy jaay te amoo registre de commerce yaa ngi def infraction c'est parce que nag état bi mënuñu sukkandiku loolu ba tere leen ko parce que c'est une question de survie waaye tey tribunal moo lay jox registre de commerce am nga droit jënd jaay jënd moom bu am nga ci droit saa soo gisee loo bëgg am loo ko jënde moom am nga ci droit mais pour jaay moom dañ la war a autoriser pour nga jaay donc loolu mooy mais nag formalisation fa lay tàmbalee waaye nag am na ci ñoo xam ne nii bu ñu amee registre de commerce am nañ compte bancaire wala ñu am compte ci mutuelle bi di épargne di fa denc léegi nag boo épargne nag daan bis bu na nga dugal dara wala ay bis na nga dugal dara nga toog benn bis di jaay te dara duggatul nga xam ne léegi yaa ngi consommer te produire mënut a yàgg kon loolu ñu wax ne tey nawet bi jub si ni tey ku leen jàppale woon aslëf ñu jënd ko jiw dem bayi moo gën ñu ko ne toltolaan fii ci feu rouge yi te métti na trop. absolument ambulant yi man je pense que ni ñu war a bàyyi xel la. mais ambulant du am place ambulant mooy kuy wër. mais li am solo. gannaaw gisoo ambulance sédentaire yi léegi. mais li am solo. président Allé. xam nga boo jëlee ambulant yi jël commerce yi. jël agence de voyage yi jël ñi def événementiel. ñëpp la ñu doon loué bâche. ñëpp la laal ba créé ci ay entreprise am employé nga xam ne soo xoolee ñaari weer yi moo doon presque seen événement. conférence yi. waaw ci biir koor gi. les grands événements religieux. ñu doon am fii. ñooñu presque seen chiffre d'affaires ci yooyu lañ ko doon parce que nawet bi bëriwul. xew-xew. mais ñooñu ñëpp ak ñeneen c'est-à-dire que. sénégalais boo gis rek. borom ginaar yi. waaw koo gis rek ci li muy yëngu. ñëpp la laal am nga foo les collectivités waxuñu ko ñun maires yi. waaw seen recette yi daal ñëw. man je préfère nit ñi bañ a fay 100 francs ak 150. ci juuti tey. ñu am suñu jàmm am suñu salaam. fii ak weer bi di dee ñu dellu ci li ñu nekkoon moo ma gënal fuuf nit ñi di fay 500 wala 1000 francs wala 2000. feebar bi di law te kenn xamul fu mu jëm te kenn xamul kañ la fi jóge. naam tubaab yi la jaaxal kon ñun nañu fexe sacrifice bu mu jël pour mbas mi jóge fi dañ ko def donc pour man. 2000 milliards 3000 milliards du régler problème bi parce que bu doon loolu États-Unis du sonn tey France du sonn Italie du sonn. engagement citoyen voilà li am solo mooy ñu def sacrifice ñu xool lan moo fi jëlee mbas mi nan la ñuy fexe ba téye nit ñi ñu toog benn place feebar bi bañ a dox nit ñi bañ ko doxal bañ ko wallaate ñu génn ci mbir mi loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu war a toll moom la ñu war a xeex parce que jàpp nañ ni l'heure fu ñuy waxee l'heure est grave weesu nañ ko te nag. marché yi moom dama leen koy waxaat leen ko fii ak ñaari ay bés bu ñu yàlla dimbalee balaa ñoo korité ñu gis ni li ñuy mesure bi ñu jëlandoo ñun ak yéen. devant le préfet de Dakar jur na saafara gisuma lu koy tere ci ëllëg sa rek su ministre bi dafay parce que aussi ministre yi buñ ko nangu dañ ko nangu. xëw ji rek dëbuñu rek def ko am na marché tëj nañ fi Castor une semaine. tëj nañ fi Gueule Tapée. tëj nañ fi Tilène. marché yu bëri Kër Massar ak yooyu mais gis nañ ni ba léegi. peut-être si zone yooyu ñu ko tëj. am na ay résultats mais terewul jàngoro bi ñun ñaa ngi wàllante ñu ngi si 1182 et 5200 personnes isolées. Moussa mu mel ni kii confinement buy raam la. confinement bi li taxoon ñëpp jàpp ni mënuñ cee dem mooy sénégalais yi dañuy xëy taaba wuti lu ñu sóor ëllëg. donc tënk leen dina jafe. yaakaar nga ni décision politique mën naa ñëw ba ñu yegg ci ëllëg parce que tëj marché bi tey ne dana ubbi. gannaaw ëllëg ci ki nga xam ne nii amul lu mu dépense ñaari fan. pour ndugg ñaari fan. dana diis am déet. non man li ma gëm. boo xoolee suñu mbokk moodu yi. ñu nekk Italie tey ñu nekk France nekk Espagne Brésil dañ leen di fàtte des fois États-Unis mais confinement bi ñu am tey neexu leen. am na suñu mbokk émigré yi fi nekk seen ay njaboot ñu ngi fii. te am na ñoo xam ne ils ont des problèmes de survie am nañu problème mu dépense. dëgg la de mais solidarité bi am entre sénégalais. dëgg la mooy régler problème bi moo koy compenser. c'est-à-dire que tollatuñ fu ñuy am état d'esprit wala état d'âme dinañ dem foo xam ne ñaanu ma ko yàlla mais tout est possible lépp mën na nekk. c'est-à-dire que bu ñu yàlla deful sutura yàlla nañ ko yàlla defal
am na foo xam ne bu ñu fa tollee kenn dootul xalaat ndax nit diw dina lekk wala non di nga am dépense non dañuy xëy mesure bi day radical day wàcc ñu exécuté ko donc li am solo balaa ñoo yegg ci loolu nañu fexe ñun suñu bopp li ñu naan yàlla na yàlla bay sa tool na fekk yow kii boo gis yow yaa koy tàmbali nga fexe ñun Sénégalais yi ñu fexe yar suñu bopp téye suñu njaboot wàññi tànk yi wàññi mbedd mi def sacrifice bi man gëm naa ne bu ñu defee sacrifice bi ak ñaan suñu waajur yu baax yi suñu kilifa yu baax yi ci kër diine yi gëm naa ne yàlla dinañ defal sutura mais nag am na loo xam ne moom bu ñu ko continuer toujours di xalaat xaalis di xalaat li lan la état bi lan la ñu jagleel lan la ñuy jox te li état bi li muy joxe du doy c'est que boo ko calculer dund bi ñu joxe ni 66000 la. am na solo 100 kilos suukar dawlin ceeb mais boo ko calculer bu ñu yàlla dimbale woon ñu def yëpp sacrifice yëpp soxlawuñ ko. dinañu continuer nekk ci lu ñu nekkoon yàlla defal ñu jàmm donc nañu fexe def sacrifice. distribution bi sa commune ça se passe bien. non distribution yi Dakar commencé gul fenn département Dakar commencé gul fenn parce que ñun ñaa ngi ci ciblage. ñu pare nañu ciblage mais ci identification yi pare nañu. yaakaaroo leen ni fàtte ngeen kenn. non ñëpp mënuñu am. Ablaye déet non ñëpp mënuñu am. mais ñi war a am ñëpp dinañ am. non ñi war a am ñëpp mënuñu am. déet Moussa non attends dama jox exemple man j'ai une commune de plus de 200 000 habitants. nga ne ma 12 889 ménages la ñuy jox 12 889 man préparé naa pour à peu près 3000 muy 15000 mais 15000 ménages mënoo jox waa Parcelles dinañ jox ñu bari nag dinañ jox ñu bari ñu am ay kër nekk ay chef de ménage chef de concession yàlla suñu borom dina leen ci jox ak ñu am bourse familiale mais jox ñëpp moom. borom pantre yi yor njël nag. borom pantre yi am na ñu ci boole gis naa ciblage waaye am na ñu njël. non am na ñu ci boole li bon mooy ñu jël yëpp dugal ko ci benn kër. loolu baaxul dañuy fexe ku nekk mos parce que affaire bi mbir mi mos la c'est-à-dire que bu ñu jàppee ni day faj ñaari ay bés laa la may loolu ñuy joxe noonu mu jeex ñu wutiwaat donc dañuy fexe liy jeex ku nekk dellu si dàqwaat sa wërsëg moo gën ñuy xalaat loolu parce que comme ni ko commerçant yi di waxee transporteurs yi maa ngi dégg tey transporteurs yi jox leen xaalis bu toll noonu ñuy ñaxtu alors que am na ñoo xam ne mosaguñu donc vraiment loolu dañu xam ne mbir mi du xaalis bi li am importance mooy mbas mi jóge fi waaw loolu mooy priorité ñu jeexal waaw mbas bi jóge fi moom mooy priorité Moussa waaye nag li suñu membre yi laaj bu leen ko xeebal xam ne yaakaar la te yaakaar wut a tas certes parce que même boo nee sax ñëpp mënuñu am wala ñi war a am ñëpp mënuñu am man dafa ma jaaxal parce que bi ñuy ciblé en se basant sur RNU bi ak xawma ANDS yi RNU ak bourse familiale mais loolu c'est 1 million de ménages 1 million de ménages bi ñu ko calculé mais c'est comme si ñu mu concerne ñëpp dañu am 100% laa bëgg a wax c'est-à-dire du Sénégal yëpp am du ménage yëpp war a am mais ménages les plus vulnérables 1 million de ménages, c'est 8 millions à 10 millions de Sénégalais. Ouais. Le Sénégal, c'est 16 millions, c'est pratiquement la moitié. ñetti critères lañ joxe. waaw mooy ma rappelé la ñetti critères dañ ne boo amee bourse familiale de droit bokk nga. waaw parce que yow dañoo génne seen quota. waaw d'accord mais ñu ngi ci 1 million bi. waaw c'est-à-dire que bourse familiale yëpp c'est 588 045 personnes. mais c'est partout au Sénégal. waaw ci 14 régions. voilà c'est ça. léegi 400 000 moo des 400 000 ménages. waaw 400 000 ménages moom la ñuy répartir. les 14 régions. waaw les 556 collectivités. waaw ñu ñëw yokku ci. waaw léegi boo calculer loolu. ñu ne la deuxième critère. waroo am salaire waroo xëy fenn. waroo am revenu régulier. donc mu ngi wàññi kon. ñi muy concerné. ñu ne troisièmement il faut que mbas mi dal la mais am na ñoo xam ne amoon nañu salaire tey. waaw kon waa donc critère bi ñu ko tànn yàlla xam na ni bokkuma ci ñuy tànnuma benn nit ci Parcelles Assainies mais imam yi ko tànn délégué de quartier yi groupement féminin gi gis naa ni am nañu ay liste d'attente ñii 300 personnes ñii 400 personnes. mais daal bu ñu fexee ba kenn du am ñaari yoon. waaw loolu moom ñun suñu bopp fexee ba kenn du am ñaari yoon. ñun suñu bopp dañ ciy veillé. ñun suñu bopp dañ ciy veillé parce que ci gàttal daal. xanaa kon ñu ñaan ñu delluwaat ci suñu foi. te ñi ngi ciy liggéey xëy na fii ak 3 jours dina am lu ci feeñ. ñi ngi bëgg a delluwaat ñëpp chrétien beeg murid beeg xaadir beeg laayeen bi ñu delluwaat parce que alxuraan. sëñ Tuubaa wax ne huwa shifaa min kulli daay. mën naa faj feebar yëpp nañ delluwaat ci alxuraan. waaye surtout bind na téere boo xam ne nii mi ngi tudd Matlabu Shifaa. danañ fexe ba nit ñi jàng ko ab lim ci àdduna bi la waxuma Sénégal. ñi ngi ci waaj mbir bu ñu ci eggee dana siiw incha allah. bu ñu fàtte li ñu ciy musal ku ne yor na ko sa loxo. geste ku ne barrière mën na ko. voilà góorgóorlu ci wàññi yi tey ci biti. toog bàyyi virus bi moom du dox. du dem fenn. ñu góorgóorlu ci ñu leen di gërëm di leen sant. monsieur le maire Moussa Sy Alla Dieng jërëjëf ci jotaay bi.